bu baax ndax li ñuy sàkku sax bokk na ci ñu yóbbu leen ñu daal def formation ndax jamono ji ñàkk nañu lool ay jàngalekat ñu teewlu ci Ami Diop moo yore seen kàddu ci micro xooxaandoo nga. gis nañu ne chaque année fii ci Sénégal concours crème bi bu ñu ko defee dañuy yóbbu nit ñi liste d'attente moo nekk liste bi ñuy wax ni ci olof dem leen ngeen toog xaar soit mën nañ leen woo soit mën nañ leen ñàkk a woo léegi nag ñun ci jeunes yooyu la ñu bokkoon ndaw yooyu la ñu bokkoon léegi nag entre ñu si ndaw yi am na ñi nga xam ne atteindre nañ âge limite bi maanaam âge bi nga xam ne mënatuñoo def concours crème bi maanaam muy 30 ans fanweeri at ci wolof léegi nag tey ñun dañoo taxaw fii monsieur le président pour nga jàppale ñu dem defi formation comme suñu morom yi ndax ñu mën a dem jàngale ci école yi parce que seetlu nañ fii ci Sénégal école boo dugg boo limee benn ñaar ñetteel ba classe boo gis benn enseignant day jàngale ñaari classe soit nga yor CI ak CP wala C1 ak CP mu nekk jafe-jafe yoo xam ne enseignant yi yu ngi koy dund métti na lool. développement réew mi rek moo ñu ñor te gis nañ développement dafay commencer ci tout tànk yi moo nekk ca école primaire bi ba nga commencer jàngale ci ngay commencer ñu lay jàngale lan moo mën a développer sa réew loolu rek moo ñu tax a jóg ñoo ngi lay ñaan nag dellu di la ñaanaat ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dem liste d'entretien muy option français du option anglais di option arabe nga jël ñu dem jàngale ji defi formation comme ñun ñëpp. ñu daal di fay jóge nag daal di wax ba léegi ci wàllum njàng meeg njàngale mi bi la yoon ci daara yu kawe yi mu di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njàng meeg njàngale mi ñu koy dogatee ca fa ñuy jàngee kàllaama waaye itam nekkinu doomu aadama mu di faculté des lettres et sciences humaines la ñuy sàkku nag bokk na ci ñu daal di xool naka la ñuy def ba ndonga yëpp mën a jàngee noonu ndax jàpp nañ ne jamono ji liñ ci mën a nemmeeku rek moo di ak parparloo ñu teewlu ci Pape Nalla Dieye mu àddu ci micro Fatou Bintou Diouf. objectif bi rek mooy dànkaafu suñu njiite yi suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy le recteur de l'université ak le doyen de la faculté ngir ñu ñëwaat ci seen ndogal boobu nga xamante ni jël nañ ko mooy bugg rek ngir faculté des lettres et des sciences humaines reprise graduelle am fi maanaam reprise boo xamante ni nekkul ñëpp ay ñëwandoo gis nañ reprise boobu nga xamante ni ñoom def nañ ko conséquences yi nga xamante ni jot na ko am parce que mbas mi bi mu ñëwee ay cours en ligne lañ doon def bi ñu reprendre aussi reprise graduelle la woon te gis nañ conséquences yi nga xam def na ko muy nombre important de taux d'échec boo xamante ni ren am nañ ko fii ci faculté bi donc reprise graduelle boobu suñ ko indiwaatee loolu mooy dañuy buuxaat étudiants yi ngir ñu échouer suñ parents yi c'est pas pour rien que ñu ñuy fayal depuis ñu nekk xale ba tey ñuy jàng dañ fi ñëw pour jàng pour réussir mais ñëwuñ fi pour jàng pour échouer te duñ nangu benn yoon suñu njiit yi bii que seen i doom nekkuñ fi bii que seen i jarbaat nekkuñ fi ñun nga xamante ni ñooy doomu baadoole doomu béykat yi doomu nappkat yi doomu ouvrier yi nekk fi ñu ñuy jéem a sacrifier kooku duñ ko nangu mukk te pare nañ pour dem si jusqu'au bout liñ bëgg mooy reprise globale pour comme yeneen faculté yëpp mënuñ nangu faculté de lettres faculté de droit am reprise globale mënuñ nangu FASEC am reprise globale fac droit am reprise globale ñun étudiant fac lettres yi ñu ne ñu reprise graduelle ngeen di def pour lan parce que lan nombre bi faculté bi jël dafa bëri ren mais loolu ñun du si faute étudiants yi loolu ci faute état bi la ban motif beneen la ñuy avancer mooy que dañuy éviter mbas mi law ci biir université bi mais dès l'instant que ñoom ñu ubbi université bi rek mooy que ñoom bañuñ mbas mi law parce que ku wax université wax la benn gox la boo xamante ni nit yi dañ fiy daje kaasuñ ngir bourse kaasuñ ngir logement li ñuy kaas nu revient de droit mooy le droit à l'éducation dañu bëgg a jàng tout court amul leneen quoi dañu bëgg a jàng li ñu bëgg mooy reprise globale comme yeneen faculté yi. xam donc moo taataan ay kàddu Pape Nalla Dieye ñu daal di wax nag ci wàllum artisan yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe ca diwaanu Louga yëglu nañu ndax nee nañu buñ leen fàtte benn yoon ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ne moom la ñu war a séddale ndax jàpp nañ ne fa njëkk na jaar mu dee ndimbal yoo xam ne moom la ñuy jagleel wàllum xëyum ndaw ñi France dali xëddin ñoom daanaka dégg rek lañ ci am ñu teewlu ci kenn ci ñoom di àllee Thiam mu àddu ci micro Omar Kayre. Le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, il y a 8 mois ou 9 mois de cela, donc mu yëkkatoon benn fonds ni dama koy jàppale les artisans du Sénégal. Fonds boobu nag am na ñu bëree ñoo xamante ne jox nañ leen ci fonds boobu. Première vague bi am nañu amoon deuxième vague bi am na ci am ñoo xay ci amaat nañu deuxième fois mais ñuy samp di laaj le président de la République. ni ko ñun wàllu ko dañ ci bokkul wala dañu cee boolewul wala boog dañ ñoo fàtte. ko buñ toogaatee ba mu yàgg ñu jékki-jékki gisaat ko mu génnaat defaat beneen déclaration di wax ni xëy na jafe-jafe réew mi bokk na si li nga xamante ni si moom moo tax mu bëgg a jàppale ndaw ñi ay ndaw nag ma jàpp ni ku leen di dimbali faaw nga dem ba si ñoom nga rencontre leen ma jàpp ne luy dimbali ndaw ñi nekkul si ay bureau
nekkul si ay costume cravate il faut ñu wut ay commission yoo xam dafay wàcc sur le terrain dem seeti artisans yi xool leen seen i jafe-jafe parce que des années et des années ñun ñi ngi dund ay jafe-jafe. kon monsieur le président ñi ngi lay samp laaj di la wax nga wax ak sa gaañ yi depuis boobu ba léegi ñi ngi toog di ñu wër-wëral teg ñu ne Lat Joor ak tubaab bi kon donc jàpp naa ne loolu war naa mën a jeex si mim réew. donc pour di ñëwaat rek si 350 milliards yi nga xamante ne jàpp nañ ni moom la war a dimbalee ndaw ñi ñu jàpp ni xëy na peut-être limité nañ ñu âge à l'âge de 15 ans la ñu wax fukki at ak juróom jàpp jëm fanweeri at ak juróom. ma jàpp ne ñun ñi nga xamante ne si ñun ñoo leen tànne tuuti te am ay 38 ans 40 ans jëm 50 ans kon ñun ana suñu wàll si biir loolu ma jàpp ne monsieur le président xëy na peut-être daf ñoo fàtte. ñu daal di fay jógee ca Louga googulee nga xam ne jàpp nañ ne dañ leen a fàtte wax nag ci wàllum politique parti Rewmi bu Idrissa Seck bu doon njanaaw la mën nañ ne day naaw dunga ya di ruus loolu la nag day xellukat yu bare yoo xam ne daal dinañ ko ci seetlu ginnaaw rek bu ñu bari tekkee seen ndombay tànk ca kuréel googule bokk na ci sax ay kàngam yoo xam ne ràññewoon nañ leen fa lool waaye terewul ay at a ngi nii mu di ko sooxaale ñu teewlu ci ay leeral ak Safiatou Cissé. Déthié Fall doonoon ki ñu toftal ci ginnaaw Idrissa Seck woon na ginnaaw ba faaw li di parti Rewmi mu ñëw dooleeku ci lim bi fi nekkoon di limu responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo woon ginnaaw Ndamal Kajoor ci jëwriñ yooyee ñu mën see njëkkee Oumar Sarr moom mi nga xamante ne mu ngi woon ginnaaw Idrissa Seck gannaaw ba mu jëlee kii di Déthié Fall defoon ko numéro 2 bu bile parti. fal boobee ñu ko faloon sax ñu bëri ci biir parti Rewmi doon ko nakarlu ku ci mel ni Oumar Gueye Pape Diouf Youssou Diagne doonoon ancien numéro 2 bu bi lépp formation orange maître Nafissatou Diop sa ginnaaw ga ñu nemmeeku kii di Thierno Bocoum docteur Abdourahmane Diouf Adama Mohamed Mbaye nekkoon coordonnateur communal bu Rewmi Diamniadio ba ci kii di Badara Gadiaga ñoom tamit ñu tekki seen ndombal tànk ci parti bii di parti Rewmi bokk na nag ci li ñuy ñaawlu jege bi nga xamante ne kii di seen président Idrissa Seck jege na ko ak Macky Sall bam tabb ko njiitalu CSE Idrissa Seck seen njiitalu parti ba woon lëkkaloo boobee jural meeru Thiès ba woon mu ñàkk ay kàngam yu nekkoon ci biir partem fii ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp lëngoo boobee sax moo sookewaat tasu coalition Idy 2019. ca parti bi Idrissa Seck boobulee fala xibaar yi buuree cant ngërëm ñel na leen ci topp geteelu bi baatu askan wi Walfadjri di leen jaajëfal baax a baax di jaajëfal ki nga xam ne moo di Bintu Fall mi nekkoon sottanikaay gi ak Serigne Alioune Keita di leen dig daje 18h45 xibaar yi na desuwaat ci wolof ak Ndeye Koumba Diop Kane laata loolu ñu dem ci beneen studio ba fekk fa Betty Mboup mu ñëw ak yéen ci seen émission Taku Show jërë ngeen jëf